Mesdames et messieurs mbokk mi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen jox seen wàccuwaay di ko am contentement en direct bi nekk fii ci du moins la teranga point info tey jii nii ñu war a waxtaanee ci biir émission spéciale ci affrontement yi nga xam ne am na ci biir dëkk bi à travers beaucoup de régions que ce soit Dakar Ziguinchor yëngu-yëngu yi bëri na. ñu war ci quand même faram-fàcceel mbir mi ak sama consultant Lamay Sène dugg ci mbir mi kon Lamay Sène ma bàyyi la nga nuyu ak gars yi. maa ngi lay ziar bu baax di la nuyu di nuyu waa Sénégal ñëpp. ak adduna bi parce que tey xam naa ne moom adduna bi moom démb ak tey ñoom ñëpp seen bët yi fi la braqué wu ci Sénégal donc waroon na mën a braqué wu nag ci fànn bu ne ba mu des fànn yi quoi. sérieusement mënoon na braqué wu comme ni mu braqué woon 2002. période de football bi xam nga mënoon na braqué wu jamono bi Ablaye Wade di wàcc démocratiquement. ñiy fal Macky Sall mënoon na gën a braqué wu seen bët ci Sénégal non tout sauf ça. waaw gis ngeen ni mu ko waxee mënoon na gënoon braqué wu kon nag tey gis ngeen ni dëkk bi yëngu na yëngu-yëngu yi bëri na alkaat yi sonn nañu dëkk bi sonn nañu foo romb saxaar am na fa te ñu ngi jot information wax ñu ni vraiment am nañu un premier mort à Bignona Lamay Sène nan nga jàngatee mbir mi déjà. ñaareelu fan ci mbirum yëngu-yëngu yi concernant affaire de viol Ousmane Sonko ak Adji Sarr mbir mi muy commencé jéggi dayoo ban jàngat nga ci am. waaw mais loolu waxoon nañ ko mort d'homme moom il fallait ici attendre et il faut attendre aussi à d'autres morts si bu dakkut xoolal dañuy dem toujours ñuy compter ay morts parce que président de la république moo ci waroon yëkkati kàddoom bu yàgg chaque jour ma wax ko répété ko ne concom bi mu dëggoon ci dossier yi nga xam ne mënoon naa taal réew mi xamoon na ne dossier bii fii foofu la jëm mënoon na see teg concam mu dakk tey amul fenn fay dem ci Dakar fu tàkkul ak ki la faute lii am na yow yaay njiitum réew wax nga ba ñëpp dégg la nga ne carrément am na ay dossiers yoo xam ne maa teg sama loxo parce que mën na taal réew mi léegi dossier bi mu ngi ni taal réew mi nag léegi président la moo ko teree addu ñii ñu ngi naan mu ngi fi ñii naan dem na Paris mu ngi fi ak mu ngi Paris na jël décret mu wàccee lii automatiquement. mais est-ce que gëm nga ni loolu mën na ko wàccee ndax mbir mi dem na yéeg foo xam ne. jéggi na dayoo bien sûr ñaata dossier ñoo fi jaar ci justice mu egg ci loxo mu teg ci tànkam ñaata. mais tey lan moo tax ban jàngat nga am ci mbir mi yëpp parce que tey Ousmane Sonko démb bëggoon na wuy ji finalement ñu ne moom moo trouble à l'ordre public. non trouble à l'ordre public mënu fa am loolu moom gars yi dañuy wax noonu rek mais trouble à l'ordre public moom nañ wax lépp ba mu des loolu parce que bu trouble à l'ordre public amee. normalement oto yi nekkoon ci ginnaaw Ousmane Sonko ña nekkoon ci circulation ba ña fa taxawoon ñëpp la ñu waroon embarquer yóbbu. waaye itam gis nañu ni ñu bëri ñu ngi song tamit à travers image yi ñuy jot gis nañu ni le préfet amoon na yëngu-yëngu amoon na suñu mbokk sax di ko woowee mel ni comme film la. dafa mel ni comme amoon na sax ay xëccoo diggante protocole Ousmane Sonko ak préfet bi ak ki nga xam ni moom mooy responsable militaire bi géré GIGN. donc amoon na manque de cohésion départ bi. yomboon na. Le responsable ñëwoon na waxtaan ak chef de protocole bi. gisoon nañu ni lépp tout allait bien mais à un moment donné est-ce que la ban jàngat nga ci am est-ce que mbir dafa am changement. waaw mooy comme ni mu ko waxee woon démb rek. Ousmane Sonko génn këram dafay uyu ji. di moment où mu ne damay uyu ji nañ ko bàyyi mu dem uyu ji. génn këram mu ngi dem ay nit jug nañ volontaire normal parce que kenn woowu leen. ñoom ñoo volontaire ne dañuy gunge Ousmane Sonko ba tribunal ñu ngi si yoon bi ñu ngi dem nga arrêté ko première fois. arrêté ko deuxième fois arrêté ko troisième fois ba quatrième fois nga ne ko fii ngay jaar mu ne la jaaruma fii laay jaar waaw kay wuyu ci moom yow yaa koy sàkkal fa muy jaar wala moom mooy dem. mais lan moo waraloon jaar bi fii de bañ a jaar fii. waaw léegi ñoom bañ ko bëggoon jaarale Ousmane Sonko dafa leen jox information de taille mu ne leen man jaaruma fii parce que dafa am ay nervis yu fa nekk Ousmane Sonko il est protégé ci otoom la nekk xam nga ni kenn du ko laal oto presse bi mun nañ ko bañ a laal. oto yi nekkoon ak protocole am bi yëpp mun nañ leen bañ a laal mais ña doon topp ci Ousmane Sonko di leen dem nag kenn mënu leen gaañ Ousmane Sonko sóor loolu yëpp léegi moom ba mu leen waxee ne leen am na ay nervis yu nekk ci corniche bi lan moo tere woon waa GIGN wala police wala gendarmerie dem def patrouille automatiquement ci biir corniche bi et effectivement suñu mbokk journalistes yi ba ñu duggee ci corniche bi gis nañ fa ay nervis ñi yor ay gourdin ñi yor ay lu ne. comme Ousmane Sonko a raison ne leen jaaruma fii parce que lii ba mu leen waxee loolu automatiquement ñoom dañoo waroon dem wàcc foofu direct mais du question de ñun ñoo lay encadrer Ousmane Sonko du moom la doon aar boppam mais ñoo ko doon topp lay aar
mais est-ce que mbir mi néew du jéggi dayoo parce que déjà am nañ un mort te fi mu toll nii ñu ngi signaler ay affrontement biir Guédiawaye Pikine demal université étudiants yaa ngi foofu di jàmbarloo ak takk der yi nga dem Casamance Bignona mu ngi tàng nga dem Cap Skirring métti na ba amoon na suñu mbokk yi wàccoon nañu ba ci biir gendarmerie est-ce que fi ñu toll nii déjà annoncé nañu un mort d'homme fan la ñu jëm. waaw mais il faut s'y attendre affaire bu tollee fii il faut s'y attendre 2012 na la woon ñaata mort lañu am presque une douzaine te mën na ko ëpp sax ñoo xam ne xamuñ leen. mais est-ce que Macky Sall dina arrêter le président parce que gis nañu ni. mais loolu lañ koy ñaan boobu léegi. mais gis nañu on fait appel aux militaires tey jii ban jàngat nga ci amaat. est-ce que non xoolal gis nga militaire moom bu ko sax gars yi dugal ci affaire yi gars yi bu ñu dugalee militaire ci affaire yi nii bu ñu xaar militaire yi wàccal leen gis nga militaire moom gars yi mun nañ foowee ñëpp ba mu des militaire yi yow GIGN sax man dama comprendre ba tey la moo leen wàccee ci affaire bi GIGN bi nii ba tey man mënu ma woon sax gëm tant que gisuma leen woon que ni ñoom dugal nañ leen ci affaire bi waxuma laa nag militaire. parce que militaire bu ñu yaakaar ni dañuy jël militaire rek ne ko acca demal militaire lan lañ ko jàngal dóor bal wàccee aaral askan wi léegi nag moom comme waroon aar ñu ne ko demal dóor ko ay bal militaire du ko mës a def il préfère aller en tôle ñu summi leen moo leen gënal loolu na ko sénégalais yëpp xam que militaire yi bu ñu leen wàccee woon ci mbedd mi duñ leen wàccee pour ñu dóor nit ñi ay bal peut-être que mën nañ leen wàccee pour que ñu tiital gars yi parce que gis nañ ay militaires gis nañ ay commando. mais dafa mel ni comme éternel recommencement la parce que gis nañu ni bi Macky Sall di falu année boobu en 2002 gis nañu ni moo taxoon ne vraiment le pouvoir de Abdoulaye Wade ñu ngi génnee takk der yi. di ko jubalu ci population bi nar a tirer population bi loolu jaaduwul tey boo déggee wax jooju noonu ak tey situation buñ toll. moo tax ma ne la dafa war a vaar boppam moom bu toogee vaar boppam rek delluwaat tuuti xelam ci yàlla suñu borom rek. mun na reculer affaire bi nguur moo jarul lii. c'est que nguur est-ce que jàppul ni xëy na ñoom tamit affaire bi dafa am moo tax ñuy tenir. lan la ñuy tenir affaire viol. waaw mais am na amul nit ki nguur loolu tax ñu waxu na mais bàyyi ko mu wuy ci c'est aussi simple comme bonjour am na moom nee na maa ngi dem wuy ji. waaye tey la may tey gis nañ tamit ni depuis démb ba tey. xale yi ñu ngi topp Auchan yi di taal wala lépp luy structure française loolu gëm ak. loolu nag pour man gars yi ñoo ko def parce que démb wax naa fi ne lan moo tax foo romb ci Dakar station Total boo gis ay takk der ñu ngi fa taxaw buntu Auchan boo gis takk der yaa ngi fa taxaw maanaam lépp loo xam ne entreprise la bu français yi moom ay takk der ñu ngi fa. supermarché yi am na ay supermarché yoo xam ne ay sénégalais ñoo ko moom ay Sen Teranga kan wax moom du ay sénégalais. Eureka kan moo ko moom du ay sénégalais lan moo tax ñooñu ñëpp amuñu woon ay takk der yu mën a taxaw défendre leen yeneen station yi nag te mun leen défendre ci loolu mais ñoom ñoo pour man dañoo lancer alerte sénégalais yi que ni fii ñi ko moom kenn waru leen laal du moment où ñu ngi naan France loxoom génnul ci affaire bi yow nga dem aar lépp lu France moom moo tax gars yi dem songi ko loolu nag rafetlu wuñ ko aussi. du lu ñu rafetlu sérieusement du lu ñu rafetlu benn yoon léegi rek Auchan bu Parcelles bi gis nga ni gars yi saccagé nañ ko dugg fa dajji ko jël la ñuy jël dem seen yoon. te gis nañ ni xale yi ragaluñu caméra. non c'est que askan wi. dégg nga la yow journaliste bi sax boo nekkee foofu di filmer t'es en danger looloo ci graaw ñun suñu caméraman ba mu nekkee foofu naan day bëgg a filmer mais gars yi dañ ko artu booy seen bopp ñoo ko artu ne ko non seulement supprimer mais arrêter filmer. te gis nañ ko sax démb ci image yi nga xam ni suñu caméraman yu xarañ yi ñoom El Hadj gis nañu tamit démb ñu daan xaañ benn caméraman bu tudd Vincent. waay nekk ci Ranga Info sonoon na ci. non fii moom xoolal personne n'est en sécurité ba ci alkaati yi ils sont pas en sécurité li ma leen di conseiller jamono bi ñu toll nii ñoom seen bopp ku ci liggéey nga sol sa tenue wàccee ko ca commissariat ba sumee ko ba set ko sa saak ñibbi. waaye am na beneen tamit jàngat bu ma gis temps yi nii gis naa ni ci plateforme yi yëpp ci site yi yëpp ci télévision numérique yi yëpp kër diine yi ñu ngi commencé di génn borom xam-xam yi les grands marabouts ñu yàlla may ñu ngi woote pour que Macky Sall dellu ginnaaw. mais parce que dañoo war a wax démb laa ko fi lancé alerte ci guddi gi ñu dégg fii su ma juumul doom maam Abdoul Aziz yëkkati kàddoom mais kàddu mu wax moo njëkk garaaw parce que loolu mooy ñun sës nañ
boo déggee waxam ne loolu mooy ñun dañoo wax ak président ba sonn léegi nag xeex leen gis nga réew day am kilifa fii ñun ñëpp ni mu ko waxee Macky Sall mooy sunu yàlla mooy yàlla moom la moo représenté fii yàlla moo représenté yàlla ci kaw suuf Sénégal fii Macky Sall moo fi représenté yàlla donc doo représenté yàlla ba pare yàlla ne bu kenn yee fitna yow nga gis fitna bi yeewu ci réew mi la yàlla dénk nga koy seetaan muy jax loolu trahison man du ma wax Macky Sall dafa trahir peuple bi parce que man boo trahiree yàlla man soo ma trahiree garaawul aaral réew mi. mais tey est-ce que jàpp nga ni Sonko dinañ ko bàyyi wala ban jàngat nga ci am parce que ba léegi mu ngi en détention ñu ngi koy poser question moom mu ngi taxaw fi mu taxaw ban suite la war a mën a am dossier boobu. waaw pour man suite bi. parce que tant que mu ngi foofu xale yi chaque jour dinañu yëngal. man j'aurais bien aimé. te su ma dégg naa waa Y'en a marre demain dañ ci dox. non loolu dina si ñëw mais gis nga affaire Sonko bi soi-disant accusation de viol bi dafa war a leer dafa war a leer. mais du nii lay leeree yow nga jàpp nit muy dem di wuyu ji nga ñëw sëbee ko beneen affaire boo teg ci ndoddam ay trouble à l'ordre public jàpp ko yóbbu ko brigade de recherche mu fanaan foofu nga xañ ko at demam ak dikkam léegi mu war a dem wuyu ji pour loolu mu war a tontu ci ay laaj yooyu et il a bien fait de ne pas répondre léegi ñu ne dossier bi dénk nañ ko waa conk léegi kañ lay commencé waat procédure affaire de viol bi affaire de viol bi lu war a leer la. loolu dëgg la dafa war a leer du moment où Sénégal bi amul ku ci waxul. mais comme tey jii nii gis nañ déjà ni tamit ñu bëri ñu ngi rejoindre dossier bi dëkk bi fu mu nar a jëm day métti tant que amul parti boo xam ne bàyyi na les ñi nekk ci Pastef ak lépp ñoo xam ne ñu ngi ci opposition bi nanguñu dellu ginnaaw le président de la République ak l'armée et autres bëgguñu dellu ginnaaw est-ce qu'on va pas vraiment vers une. tout sauf l'armée. armée bi nag moom nee naa la armée bi nañ ko bàyyi di ko impliqué sax ci affaire bi armée buy far ci peuple bi lay far. mais marche yi nag marche yi nga gis ni tamit waa Y'en a marre waa M23. ñu ngi développé benn. Sénégal lañ nekk. est-ce que tamit. boo amee lu la nakari xoolal la ñu déployé ci homme de tenue yëpp. mais kan moo mën a fay wax ci. président Macky Sall kese laa jàpp ni moo mën a fay wax ci président Macky Sall kese. koo xam ne yow tey bu signé woon léegi décret ne dem leen la may seen bëgguma mu fanaan ci Sénégal nga yaakaar dinaa fanaan fi mu neex mu nakar ma dinaa fanaan du ma fi fanaan kon bu taxawoon léegi ne justice bi hey dossier bi arrêté leen libéré leen Ousmane Sonko mu dem ñibbi këram bàyyi leen Adji Sarr mu dem toppatoo ay occupation mais saa waay coow li du mat sax 30 minutes. moo tax ma nit kon fu mu nekk nii de plus en plus ñuy avancer dëkk bi muy gën a métti. mais au fur et à mesure journée wu suba bi dina métti parce que gis nañu déjà que waa Y'en a marre. attention le ton mun na bañ a métti mun na bañ a métti ci kaw benn affaire bu amee préfet bu dee gars yi bind nañ ko lettre de manifestation na ko autoriser sama xalaat laay wax de bu dee préfet mu ngi may dégg nag na ko autoriser muy benn. mu bàyyi leen ñu def bu dee sitting la ñuy def ñu def seen sitting su dee marche la ñuy def ñu def seen marche ku marche doo toj parce que bu toj amee wala dara am ñëw duggal demande bi si ñoom la ñuy dal comprendre nga nañ leen bàyyi ñu toog dox seen doxu ñaxtu parce que daa bokk ci constitution dëkk bi buñ fi andil benn alibi ay période Covid lañ nekk buñ fi andi alibi boobu de Sénégal moo tendre da ngay apaiser les tensions. yow xam nga ni boo fi ne non kenn du fi marche gars yi dañuy forcer ne dañuy marche parce que ils sont déterminés. loolu dëgg la en tout cas ma rappelé leen ni vous êtes en direct sur Teranga Info comme d'habitude leen wan situation fan la toll ci réew mi métti na kilifa diine yi waruñu toog di xool di seetaan li xaw ci biir réew mi ndax buñ taalee réew mi tamit ci ñun ñëpp lay métti te loolu dafa nekk loo xam ne war nañ ko mën a éviter il faut que nit ñi gën a wax dossier bi nañ ko jaaral fi ñu ko war a jaaral pour que ñëpp mën a édifier sur cette situation ma rappelé leen ni mbir yi ñu ngi tàng fii Dakar biir université biir Pikine ba biir Guédiawaye boo demee ba ci Kër Massar actuellement moo ngi métti boo leen demee ba ci Ziguinchor ak
Cap Skirring ngeen dem ba Saint-Louis partout au Sénégal mbir mi muy gën di enflé wu mu ngi gën di empilé wu donc mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla sénégalais yi war nañ ci mën a wax kilifa diine yi war nañ ci mën a wax kilifa aada yi war nañ ci mën a wax le président de la République avec son gouvernement war nañu mën a arrêter cette situation là parce que ñu ngi empiéter vers la masse silencieuse yi nga xam ni bés bu nekk dañuy rey seen bopp pour mën a am lu ñu lekk. C'est vrai que am na ñoo xam ne situation bi faalewuñu ko mais tey fu mu nekk nii situation bi dal na ku ne ba nga xam ne ku nekk yaa ngi am loo xam ne métti na la kon nag je pense que loolu war nañ ci mën a waxtaan di ci waxtaan ak kilifa diine di ci waxtaan ak gouvernement bi ma rappelle leen ñu ngi woon en direct avec Lamay Sène Lamay Sène nooy tëjee lan ban. da nga wax lu am solo léegi. gouvernement bi. ñoom fi ñu jàppee communication bi nii doxul de baaxul de. xam nga ku leen ko digal mais li ñuy def ni baaxul ñoom plateau boo leen fekk on dirait que ñoom ñooy papay wala yaayu Adji Sarr day mel ni ñoom ñoo ko meññe ëllëg ñu xool lan mooy apaiser tension dëkk bi mais tu vois toujours que ñoom nag Ousmane Sonko dugg Adji Sarr moom bu mu dugg quoi te pourtant ñoom ñooy gérer réew mi. te pourtant moom kenn dégg ko fenn Adji Sarr dafa mel ni ay mbokk. non foofu laa lay wax nii c'est-à-dire déggoo ma ne la gouvernement dafa mel ni ñoom ñooy papay ak yaayu bàjjen ak Adji Sarr parce que ñoom ñoo nekk di défendre Adji Sarr moom moo tax thèse complot bi gars yi di wax du neex a weddi c'est-à-dire ñoom ñooy gëmloo sax ñoom ñoo gën a gëmloo nit ñi ne lii dafa am parce que Adji Sarr doo dégg papa bu doo taxaw ci télé wala rajo wax wala yaayam wala tantam wala kenn à part que gars yi ñooy dem di ko lijjanti ñoom li ñu waroon lijjanti xam nga mooy lan. force justice mu jaarale dossier bi ci yoon bu dee Adji Sarr moo am tort elle n'a qu'à payer. mais comme dossier bi mu ngi commencer revirer léegi waxatuñu waxu viol. ñu ngi waxu. c'est que moom laa lay wax nii boo gisee dëkk bi tendre nii yëpp c'est que li ñu laxas ko laxasaat ci kaw Ousmane Sonko tey nga ñëw ñu naan la France loo xam génn ci d'après les sondages affaire yi day dem ba laxasu ci ginnaaw politique alors que ça soit Adji Sarr que ça soit Ousmane Sonko ñoom ñëpp ay sénégalais lañ ay jeunes lañ ministre de la jeunesse la moo tax du àddu ci affaire bi pourtant ay ñaari ndaw réew mi la comme nee nañ affaire privée la mais ay ñaari ndaw réew mi ñoom kii war na mën a taxaw mu tranché justice dafa war a def liggéeyam chaque jour ma wax ko dama koy répéter du ma ci taay heure bu may tëj émission dinaa ko def que président de la république dafa war a xam ni Sénégal bokkul ak Amérique. bokkul ak France bokkul ak benn réew li fi yàlla def yàlla da ko fay def ba pare te képp ku ko fi nar a dindi wala nga nar koo yàq yàlla suñu borom moo lay tegaat ci code parce que kilifa diine yi suñu ay kilifa lañ day fa am lu ñuy représenter biir Sénégal kon moom dafa leen di war di déglu dafa leen war di déglu parce que tey bu demee ba kilifa diine yi naan na jeunesse bi génn xeex. du yombati. kon su ma déglu dafa mel ni comme fu mu ne nii Macky Sall déglul kenn daal le président. mais c'est loolu lay jur parce que boo déggee ni kilifa di ça veut dire que ñoom wax nañ ba sonn mais du leen dégg li ñu war a kiiwaat nag mooy président de la république mu xam ni dafa représenté yàlla fii lu jiitu muy judd moom. mais dafa mel ni président de la république xamul li xew xëy na new lu mu nekkulee Sénégal. non loolu amatul Sénégal moom loolu nañ ko wax te mu leer amatul fenn ci àdduna loolu Abdou Diouf moo ko fi defoon. naan xaw moo nekk musu meew dañ koy jaayee juróomi dërëm mais loolu amatul fenn foo toog sa téléphone portable réseaux sociaux yaa ngi sa loxo ay doom la yor doom yaa ngi ak téléphone portable yoo xam ne ay Android la soxnaam ak keneen ak keneen bu mu ne dara ump ma ci dëkk bi amul dara lu ko fi ump donc na delloo si xelam ci yàlla suñu borom bi nga xam ne moom la digoon président Macky Sall yow yaa dig yàlla suñu borom laa wax de lu jiitu ngay judd ba mu la bind war a bind sa jëbi que yow di nga jiite réewum Sénégal. da nga ko ne dinaa ko ñàkk képp ku fay dund doo am tolof dinaa la aar dinaa fexe ñi topp la yow yàlla suñu borom lii yow yaa ko wax yàlla Macky Sall doo wàcc ci kaw suuf nag ba yàlla def lu mu bindoon sa jëbi moom trahiru ko def na ko. kon yow jàpp nga ni yeneen dossiers yi mu wax noonu du ko laal du ci dellu si waat. bu dee dafa doon taal réew mi man je suis parfaitement d'accord mu teg ci concom dossier bu nar a taal réew mi fii na si teg concom bu bañ a tàkk parce que ñun fii réew mi lañu am mais dossier bi mu ngi bëgg a taal réew mi président de la république delloo si luwaatal xel mi parce que affaire bi amul tapeta bu ñu yaakaar ni
boo tëjee dossier bi teg ko ci suuf Ousmane Sonko dem dafa am lu mu lay pertal non au contraire am na lu mu lay yokkal parce que dossier bi boo ci ne teg sa loxo ñëpp xam ne yaa teg sa loxo mu taxaw au contraire plus nga ciy am di nga ci am yàlla mais tam di nga ci am ay nit am na ñoo xam ne tey boo leen tuddalee président Macky Sall seen xol yi day bineegar mais am na ñoo xam ne tey boo fayee dossier bi wallaahi lazim bis boobu lañ lay jàpp ba faw parce que lu dafa leen naroon lor tey ñaata nit ñoo doon liggéey ci bëccëg bi kenn mënatul liggéey ñaata femme ñoo doon liggéey centenaire ñii di liggéey ci fii ci parcelle ñeneen ñi Kër Massar kan moo ci liggéey tey en plus de ça couvre-feu bi ñoo taxaw encore kon réew mu ngi jëm foo xam ne dafa garaaw trop te nee naa leen fii ba le 10 tout est possible dans ce pays fii ba le 10 tout et ça lance un appel encore muy sénégalais yi gis nga takk der gàcce ngaalaama quoi police gendarmerie gàcce ngaalaama armée parce que amul kenn ci ñoom man koo xam ne damay taxaw ma teg la fautif non parce que c'est des ordres et l'armée les ordres sont à exécuter moo xam da ngay mer moo xam da ngay dee mais da nga koy def kon gars yi dañ bàyyi bu policiers yi di dóor ay grenades lacrymogènes rek automatiquement ñu replier seen kaw bu ñu ci jàppee benn policier xaw a gaañ affaire yi demee noonu jaru ko parce que policier boobu noonu moom suturaam ci loolu la nekk li ko wàccee si mbedd mi du coobare boppam. dëgg la parce que policiers yi ñoom ñëpp suñuy mag lañu suñuy rakk lañu suñuy xarit lañu. non ay copains lañu. à part ñu nekk ay policiers dañu doon ñoo xam démb sama yaram dafa daw wallahi lazim sama yaram dafa daw démb un sergent chef bu ma yónnee message mu ne ma salut mon frère je suis vraiment désolé mais plus de prudence pour vous je suis vraiment désolé je suis un homme de tenue mais je suis désolé imaginez kenn ku nekk am nga benn policier bu dëkk sa koñ wala lenn lu nekk mën na cee xew maa ngi wax léegi même commissariat yi gars yi dañu ci war a def ay renfort bañ a sànni policier yëpp ñu génn ci mbedd bi ñu bàyyi noonu commissariat mu am ay kenn kuy permanence ak kenn wóor ni rien n'est sûr man bu jaroon sax école yi ñu arrêté ko même benn dizaine de jours nañ ko arrêté pour suñu doom yi dem jàngi parce que rien n'est sûr xale yi toog si kër gi pour 10 jours jar na ko parce que réew mi dara wóorul démb ay nervi jàppuñ fi ay xale ay élèves di leen mbéj pour au nom de quoi au nom de quoi kan mooy gérer réew mi instant bi président Macky Sall rek moo ci mën a addu amul kenn ku mën a wax fii pour ñu dégg la ku dul président de la république na ci addu mbalaa béy di way mbuus parce que là moom c'est très 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 grave. en tout cas c'est très très grave ni ko sama consultant waxee mi nga xam ni xel bi wàcc na ci wàllu faram-fàcceel lépp luy actualité fii ci Teranga Info ah di leen wax ni vraiment dëkk bi métti na beaucoup plus de prudence de la part des policiers hauts ci commissariat yi nu mu ko waxee ah ki nga xam ni am na possibilité di sàkk dem di yàq ay Auchan gi yooyu noonu mën na dugg fu nekk et mbir mi dafa dem ba jaxasoo ba les malfrats dañuy dugg ci mbir mi kon fi mu nekk nii appel bi nga xam ni moom la lancé aux yeux du en tout cas président de la République war na ci mën a jàpp le président de la République que dina yi bu leen taay di wax ak moom ah ñi nekk tamit ci côté du côté de Sonko xale yi ñu leen di ñaan ngeen moytu vraiment policiers yi taal ak yooyu noonu du solution en tout cas dañuy ñaan ñun ñëpp situation bi na fay te ñi ko war a fay ñoom ñoo war a wax ñi nga xam ni nag ñoom ñoo mën a dimbale askan wi dimbale suñu ay njiit pour ñu fay wax ci tamit bu ñu taay di wax nañu continuer di wax ndax Sénégal la benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar kon nag muy Dakar Saint-Louis ba Ziguinchor muy Dakar ba Kidira benn Sénégal lañ fi am ñun ñëpp ñoo sant Ndiaye ah sant Diop sant Manga sant Sonko sant Faye sant lépp ndax Sénégal dafa nekk loo xam ne ethnie yi dañu bokk des cousins à plaisanterie kon loolu dafa nekk loo xam ne waruñu ko caaxaanee ci biir Sénégal en tout cas Sénégal ku ko bëgg a taal yaay tàkk ku ko bëgg a taal yaay tàkk ku ko bëgg a taal yaay tàkk loolu waxu kilifa diina yi la kon nag nañ ci bàyyi xel en tout cas fii à Teranga Info ñu ngi leen di jox di daje fii ak suba pour jéem a xam nan la mbir mi demee ci wàllu marche bi nga xam ni waa Y'en a marre ñu ngi koy organiser demain pour mën leen indil ay information yi gën a mucc. bëggoon naa vraiment ñu jokkoo sax ak ñoom. mais bon. parce que xam nga jokkoo ak ñoom des fois pour ñu confirmer ndax. réellement dinañ leen autoriser ou pas autoriser. waaw pour que ñu xam. vraiment kilifa maa ngi doon jokkoo ak moom. waaw parce que il faut que ñu xam aussi ñoom ci ban détermination lañ taxawee. waaw détermination bi c'est-à-dire avec l'autorisation ou sans autorisation. est-ce que dinañ ko def est-ce que duñ ko def parce que loolu aussi
c'est très important pour que askan wi xam ko. ñu comprendre. comme xam nga ça bu dee day am ay mbir ñi xam. non la ñuy mais tamit mooy lu mu la wax daf leen war a autoriser daf ko war a autoriser. daf ko war a autoriser. maa ngi wax léegi kilifa waaw gis nga ñoom dañoo nekk réunion mais waaw dégg ngeen ñoom ñëpp dégg ngeen dafa nekk en réunion moo tax xam naa ne du ñàkk si réunion boobu lañ nekk. waaw que ni li war a xew suba ou pas mais de toute façon dara du leen ci ump nañuy dem si page bi Teranga Info di suivre li fa nekk dara du leen ump li xew. parce que ñun que ñuy tëdd di nelaw gars yi information yi day wàcc dañ koy ñëw ak ci yéen partager ko ak yéen kon nañ dem ñu aimer suñu page bi dugg si dara du leen ci ump fii nag ndey di seex lañ faruñoo ak diw Sénégal la ñu faral encore une fois Sénégal la ñu faral bu ñu gis loo xam ne dafay jëmul kër pour réew mi dañuy taxaw ñu alerter ko kat parce que bu tàkkee ñun ñëpp lay tàkkal de. c'est vrai que am na ñu daan wax mbir mi demul fenn du mujj fenn te lox jooju noonu dafay taal réew mi te ñu ko daan wax tey ñu ngi dellu ginnaaw kon nag Sénégal moom la ñu bokk ñun ñëpp il faut que ñu aar ko nag mooy ñu wax bàyyi wax bi ci suuf ñu régler ko nu ñu ko war a régler kon nag loolu ñi nga xam ne ñoo ci kaw ñoo ci war a mën a jàpp kon ñu jot information sànq ni waaye na maar ñu ngi ci en réunion certainement fii ak ci kanam dinañ ci xam ay information ni mu ko waxee abonné wu leen ci sunu chaîne aimé leen sunu chaîne Facebook Teranga Info mën ngeen dem tamit si la Teranga TV. te lépp lu xew suba tamit dara du leen ci ump. waaw li xew suba dara du leen ci ump kon nag ñu leen jox dig daje pour beneen yoon ay numéro yu bëri lépp daal en tout cas lu mënti xew ci réew mi nañ ci waxtaan ak yéen gën leen informé di nuyu waa diaspora seen liggéey rafet na gis nañu en contact bi ngeen am ak ci chaîne bi muy lumière du moins Teranga Info di massaw encore journalistes yi nga xam ni ñooy sonn seen bopp di dem di filmer vraiment organes yu bëri am nañ ñu bëri sonn nañu am nañ ci yu bëri ñoo xam ne am nañ ci ay gaañu ñun fii ci Teranga Info tamit bokk nañ ci suñu gars yi mel ni ñoom Vincent door nañ leen ay xeer door nañ leen ay lacrymogènes c'était compliqué mais Sénégal ñoo ko bokk kon nag nañ jox dig daje fii ak suba pour yeneen i information fii ci la Teranga Info la Teranga TV ba beneen